sang bi jóge na albasti wàcceel nu ilmul laduni xam-xam bi ci gën mooy ilmul yaqin gëm-gëm bi ci mat mooy xaqul yaqin kon faw ñu ànd ak borom leeru ilmul yaqin di almahdi ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu teewlu ko si Waladun Yaati ñu déglu ko si Waladun Yaati mu nandal ilmul laduni si géeju leeru Waladun Yaati. Assalamu alaikum chers téléspectateurs de Waladun Yaati TV, nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau sur notre plateau en toute liberté avec Seydi Mohamed El Cheikh. Seydi Mohamed El Cheikh, nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cheikh Ali ñi ngi lay nuyu bu baax ak waa Waladun Yaati TV yëpp. di kontaan aussi ci dalal bi nga xam ni moom ngeen ñu dalal ci seen plateau fas yéene waxtaan ak yéen rek ni ngeen ko waxee en toute liberté avec Seydi Mohamed El Cheikh deuxième numéro incha allah. voilà donc en toute liberté moom comme sunu concept mooy waxtaan na yow ci fànn yëpp donc sujet tous les sujets sujet bi nga xam ni si daal nit ñu ngi koy waxtaanee ci biti sax dañu ñu daal la koy soumettre pour que ñooñu tamit ñu mën a am les réponses à leurs interrogations donc sang bi préparez-vous, on a beaucoup de questions à vous poser. Inch'Allah ñun aussi pare nañu pour tontu seen question yëpp macha allah. alhamdulilah Seydi Mohamed Cheikh 29 janvier passé da nga célébrer ak say disciples sa intronisation dañ la introniser en tant que l'imam al mahdi. donc mbir na Cheikh fii bari woon ay nit ñi fi ñëwoon di ko célébrer ak yow habillé en vert léegi nag intronisation boobu noonu dafa ñu jural beneen question donc question bi ñu jural mooy xam nga bu nu gëstoo ci yenn hadith yi dañuy wax ni imam al mahdi Makka lay émerger Makka lay feeñee waaw ci diggante Kaaba ga ak ajaratul aswad ak Maqam Ibrahima foofu noonu lay nit ñëwee daal di koy defal le serment d'allégeance waaw ci circonstances yooyu sax ni ñu ne dina am benn kàddu benn baat venant de l'invisible buy wax ni kii mooy ndawal yàlla mooy max dégg leen ko topp leen ko léegi nag comme événement boobu noonu ñun dundagun ko mais yow intronise nañ la en tant que imam al mahdi ñu yaakaaroon ni intronisation foofu noonu lay amee ba ñëpp xam ne kii moom imam al mahdi est-ce que Seydi Mohamed Cheikh dafa am double intronisation est-ce que dafa am intronisation bi nga xam ne dañ koy commencé fii ci Sénégal mu jeexe Màkka wala déet. waaw question bu am solo la parce que il faut nga comprendre aussi ni dafa am loo xam ni war nañ ko mën a def ñu tuddee ko taxaw seetlu bi mooy diggante Seydi Mohamed El Cheikh ak mission bi nga xam ni moom la amee muy mission Imam al Mahdi. Imam al Mahdi defe naa ni comme ni nga ko waxee léegi personnage la boo xam ni hadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ci moom ñu interpréter ko bare na kenn ku nekk aussi da nga koy dégg selon sa interprétation li fi xewoon le 29 janvier 2022 jour boobu moo doon sama début mission officielle ci laa am 40 ans ñu woote mbooloom ñi nga xam ne am nañu leen yépp ñu daje fi yëkkati zikr allahu nurullahi la ilaha illallah loolu nuy tuddee intronisation bu ñu ko doon firi ci wolof dañuy wax ni sama dugg si la ci biir géew gi. sa dugg si biir géew gi. sama dugg si la ci biir géew gi. maanaam géew bi nga xam ni mooy lañ ma dénk te mooy mission universelle
sama début mission universelle tàmbali bi may tàmbali keroog loolu lañ doon tuddee intronisation bi ci le 29 janvier 2022 yàlla dogaloon ñëpp daje fi comme ni nga ko waxee ñu def intronisation bi ya waroon maanaam ya ñu waroon organiser yëpp ci bis boobu ci message universel ba ñu waroon jàllale yàlla dogal na ñu jàllale ko léegi nag hadis bi nga indi te muy wax ni Imam al Mahdi dinañu prêter ci moom allégeance diggante Kaaba gi ak maqaamam Ibrahima alayhi salaam ba yàlla ci boobu mu feeñal benn baat boo xam ni dafay jóge ca xayb wax ni kii mooy xalifa yàlla topp leen ko ba nga xam ni boo gëstoo mën nañ ni monde arabe bi yëpp loolu la ñuy xaar ba ñu bare da ngay dégg ñu ni Imam al Mahdi Makka lay feeñe ñun li ñu def maanaam début la pour dugg si ci géew gi léegi nag li des maanaam ci intronisation boobu nga xam ni arab yi moom la ñuy xaar loolu nun du suñu ressort loolu ressortu ki nu dénk mission universelle bi la bu jotee ba ñu teg suñu tànk ca Màkka ba taxaw fa ñu war a taxaw lu mel noonu buy xew foofu lay xewe fekkente ni it arab yi loolu la ñuy xaar ñoom pour topp Imam al Mahdi jàpp naa ni kon dana am jamono ñoom ñu gis loolu ak seen bët ba topp Imam al Mahdi Imam al Mahdi message universel la yore boo xam ni daf ko war a jàllale yore mission universelle am li ci des muy ay preuve ci mission loolu ka dénk mission bi mooy wane preuve yooyu su boobaa nag buñ ca àggee dinañu xam ni loolu mooy preuve bi nga xam ni xëy na peut-être monde arabe bi ñoom moom lañ doon xaar selon ni ñuy interpréter seen hadis macha allah. waaw loolu kon leeral bi am na ci solo ndax bu ñu wax intronisation rek xel yëpp day dem ci Imam Mahdi léegi say génn na ñëpp xam nañu ko moom proclamé nañu ko ne kii mooy Imam al Mahdi donc li nga doon fête en réalité kon mooy sa début mission sa door mission nga doon fêté. xam nga aussi il faut ma éclaircir la foofu xam nga intronisation maanaam signifié wul rek ni maanaam ñëpp dañu war a xam ni kii mooy Imam al Mahdi dafa signifié ni Imam al Mahdi dafay commencer door mission kuy door sa mission universelle ñu introniser la nañ lay introniser day fekk ni maanaam loxo yi ñuy gis muy loxo yu visible wala voix yi ñuy dégg muy voix yoo xam ni yu nu mën a gis la nii ba seede ko yooyu mooy yi ñuy gis fii ci kaw suuf ñu ànd ak yow mais réalité bi ak liy nekk sa gannaaw du bokk ak li nit ñi di gis loolu ca xëy ba lay dellu moo tax ma waxoon ni du rek samay disciple ñoo daje pour introniser ma sama intronisation foog naa ni loolu ci monde xëy ba lay relevé wu te aussi boo fàttalikoo yàgg naa di joxe 29 janvier 2022 te foog naa ni koo xam ni depuis ca âge yu tuuti ya nga xam ni moom lañ ko xamee woon muy joxe benn date kon xamoon na moom date boobu su jotee dana am lu ca xew la cay xew nag mooy la ngeen gis keroog fii ñu taxaw na ma ko waxee rek wéetal yàlla taxaw dëggal baatu laa ilaha illallahu ci jaare ko ci zikr allahu nurullahi laa ilaha illallah léegi nag la fait que ndax ñëpp daanu ko nangul après ndax ñëpp daanu ko xam après loolu mission baa ngi soogaa ko tàmbali suñu demee tuuti dinañ ci teg suñu bët. mais kan lañ assiste à cet événement là mooy événement bi nga xam ne si léegi ca Makka waaw nit ñi dañuy ñëw prêter le serment d'allégeance ba ñëpp xam ni léegi jëmm ji nii léegi feeñ na léegi àdduna bi xam nañu kii léegi mooy Imam Mahdi événement boobu kañ la ci biir 2022 bi la. exactement xam nga ci début bi maa ngi wax ni man damaa am feuille de route. feuille de route bi aussi aw ma dara loo xam ni dama ko ciy décider man fi ma nekk dama nekk koo xam ni introniser nañ ma li des mooy fu ma Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane sant ni ma dem fa ci tel mois wala tel jour wala telle année. place boobu na ma fa ñëpp xaar dinañ ma fa gis kon man actuellement amul lu may décider lu dul li Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Chérif wax ma rek ci loolu laay taxaw mais leer na ma naññ ni Imam al Mahdi moom pour monde arabe bi xam ko il faut que li nga wax muy cérémonie d'intronisation boobu amaat monde ray bu assisté ci te mu xewe nag ca wetu Kaaba ga ci biir masjidil haram waaw pour monde arabe bi xam Imam al Mahdi dëgg-dëgg il faut loolu xew parce que defe naa ni ñoom ñëpp dañ koy xaar kon ñun daal ñi ngi di déglu fu ñu sant rek dem leen fa ñu dem fa lu fa war a xew fa macha allah. yaa ngi ko joxe Seydou Cheikh datu 2022. donc ça fait des années nit ñi di ko dégg ngay wax 2022 nous donnons rendez-vous à tout le monde à 2022 les pèlerins. ñoo ngi ci 2022. donc à quoi pouvons-nous s'attendre. foofu lu mën a tontu rek mooy lu yaatu la 2022 moom foog naa ñi dégg sama ay njàngale yëpp yàgg na sax du léegi dégg na ñu may wax 2022 maanaam dina leer naa ñi ni midi defe naa noonu laa ko doon waxee bi may débuté yàgg na am na ñoo xam ne yàlla dogal na xëy na fekke nañ ko
am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi ma dabaatal ci 2016 lañ may commencé di dégg ñëpp doon demandé kii ban mission la yore boo seetloo am na benn jour sax benn presse caricature fi bind fi nii yonent la kon xanaa parce que ñëpp doon nañu demandé ban mission la yore 2022 ci la doon leer naññ ni mission bi ma yore mooy mission de la fin des temps mooy mission Imam al Mahdi defe naa ni kooku moom ñi ni dégg ñëpp léegi dégg nañu ni ñii kat li ñuy revendiquer mooy mission Imam al Mahdi léegi nag nan lay leeree maanaam ci ñëpp tekkiwul ni maanaam ñëpp dañuy nangu loolu tekkiwul ni ñëpp dañ koy nangu dama lay indil benn waxu Hakim bi dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni benn jour dafa doon ñaan yàlla moom yonent bi wax ko ni ko yàlla dama bëggoon nga may ma ñëpp nangul ma nee na yàlla ni ko loolu man mënuma la ko may ndax man mii yàlla aw ba ko yàlla ñëpp nanguluñ ko am na ñoo xam ne nee ñu yàlla amul te ñu ngi dund maanaam ci àdduna di dund ci kaw suuf ñu ni ñoom yàlla amul kon yàlla ñëpp nanguluñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it parce que parfois damay dégg ñu ni bu leeree mais wax naa leen ni yonent bi pourtant lépp a ma leer te bi ñuy xool nit ku ëpp luñ ko diaboliser ci àdduna même ñi gëmul islam sax nangu nañu loolu dañu ni le prophète Mohammed mu ëpp luñ ko diaboliser ci àdduna ba léegi teewul ñu ngi koy caricaturer te jóge na fi daanaka yàgg na kon nit am ñëpp nangul la loolu c'est impossible parce que mësul am te loolu du am abadan léegi nag liy am mooy yow nga fexe ba la woon sa objectif nga atteindre ko ñun ci loolu lañ nekk te aussi dafa am loo xam ni day faral di tardeel missionnaire su deful ndànk mooy essayer convaincre nit naan ko par exemple gëm ma man la diw déedéet convaincre nit naan ko gëm ma man la diw déedéet parce que ngëm lumière la bu yàlla di sol ci rooxu doomu aadama su ko ci yàlla defee loolu mooy tax doomu aadama bi mën gis lumière moom apprécier ko mais su fekkente ni maanaam lumière boobu nekkul ci rooxu doomu aadama bi boo ko doon gëmloo ba suba mais du gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu bañ échec mission yàlla mën naa ni ci loolu la ko avertir yonent bi dafa sonnoon ci pour ñi ko gëmul ñu nangul ko parce que léppam leer na yàlla xëy ni ko innal lazina kafaru sawaun alayhum a anzartahum am lam tundirahum la yuminuun xatama allahu ala xulubihim wa ala sham'ihim wa ala absaarihim xisawa yàlla dafa ne ko gis nga ñi nga nekk fii di leen waar ak di leen ñàkk waar moo yam ci ñoom du nu mën a gëm mukk mu ni ko lu tax mu ni parce que ku nu fàtt sa nopp kaste sa xol gumbal sa bët dootoo gis kon dama la bëgg wax ni la même bu ñu yoree mission universelle Imam al Mahdi bul xaar àdduna yëpp maanaam gëm ñu nangul ñu loolu c'est impossible yonent bi amu ko woon yeneen yonent yi amuñu ko woon wax naa la léegi Hakim bi nee na yàlla sax nee na amul loolu kon nun aussi mënuñu am loolu mais nag mën nañu commencer suñu mission dérouler suñu plan d'action ñëpp teg ci seen bët ba ñuy atteindre suñu objectif. waaw ba nga atteindre votre objectif dañuy seetlu ni vous vous exprimez en wolof. Imam al Mahdi dañuy wax ne missionnaire universel la. c'est-à-dire que bu ñëwee day wax ak population yëpp tous les peuples kenn ku nekk ñu dégg ko. or vous wolof ngay wax. te wolof bi mën nañu wax ni ci weesuwul Sénégal. Est-ce que di nga mën a atteindre ce objectif est-ce que du am par exemple barrière linguistique vis-à-vis du wolof nga xam ne si une majeure partie de la population du monde ne le comprenne pas la langue wolof. waaw xam nga gis nga maa ngi Sénégal maa ngi toog fii maa ngi wax wolof mais dégg naa yeneen langue yu bari ndax salaatul fatiha ak fatihatul kitaab ci boppam am naa ci secret boo xam ni boo ko jàngee 70 amul langue boo dul wax mais loolu c'est mystique mais dama la bëgg wax ni la le fait que ma wax wolof ak yéen wala ma war a dem bitim réew pour jàllale sama message loolu du problème xam nga lu tax parce que ñun suñu entourage tey te defe naa loolu boo gëstoo mën nga ko gis ñi dégg français ñi ngi ci ñi dégg anglais ñi ngi ci ñi dégg arabe ñi ngi ci ñi dégg yeneen langue ñi ngi ci te kenn ku ca nekk defe naa bu ñu demee ci benn réew soxlawul sax ñun ñuy exprimer wu ci langue boobu nga xam ni moom la réew ma di wax mais il suffit rek mu jottalil nu sunu kàddu pour réew ma dégg li ñuy wax
te cas boobu defe naa am na ci Côte d'Ivoire bi ñu demee gis nga Moussa Dia moo toogoon ci suuf moo doon exprimer wu en français nun nuy wax wolof kon pour man loolu moom du problème te amul benn problème boo xam ni danañu ko indil ëllëg ci suñu mission. justement sax wax nga baatu Côte d'Ivoire donc mu nekk benn transition ñu jàll ci boobu transition le 3 mars bu weesu dem nga Côte d'Ivoire lan moo nekkoon sa objectif ak pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire plutôt que notre pays. waaw Côte d'Ivoire moom dama lay wax ni la rek dafa am li ma fa yóbbu. li ma yóbbu Côte d'Ivoire mooy mission waxoon naa ko ni nun du ñu décider dara fu nu Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif wax jugal dem fa ñu jug dem fa. lu mel noonu moo amoon Côte d'Ivoire secret ba mu nu santoon bu ñu demee aéroport Houphouët-Boigny war ko fa jàng dem nañu jàng nañ ko fa li ci des ànd nañoo ak ñoom def xadaratul juma ak wasifa ak benn discours mu ñu fa tenir defe naa loolu ñëpp gis nañ ko. kon choix wu Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif la. Côte d'Ivoire aussi dafa nekkoon loo xam ne man dama yéene woon sama première sortie internationale ma dem fa. dinaa la defal benn dinaa def benn confession rek boo xam ni xëy na sax jotuma ko woon wax. xam nga ni ngay faral di déggee réew yi ak blocage yi am bu missionnaire de dox mission. Côte d'Ivoire dafa am benn féticheur boo xam ni xalifa bi ma fa tegoon à l'époque muy xalifa Babacar Sebor defe naa bi mu génnee àdduna dafa am benn féticheur bu ni woon bu waxoon publiquement foofu ci Côte d'Ivoire bari duñu ko déggoon foofu ci les Ivoiriens ak Sénégalais yi dund fa mu ni leen waxoon naa Seydi Mouhamed El Cheikh du teg tànkam Abidjan waaw mu ni waxoon naa du fi teg tànkam waaw yatam boobu muy yëkkati ne woon naa du ko fi yëkkatee waaw comme féticheur la ñu bari xëy na peut-être gëmoon nañu li ñu wax bi ma déggee waxam jooju rek dama def priorité Côte d'Ivoire pour dem fa pour teg fa sama tànk pour yëkkati fa sama yat wan ni leen man ki nekk sama gannaaw mooy Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif amul benn féticheur bu mën a wax ni dëkk sàngam du ma fa teg sama tànk ba dëkk boobu duma fa teg sama tànk loolu confession bu ma la defal la rek. défi la ci sama côté bi nga xam ni mooy lu ma jëlal sama bopp man. li ci des nag Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif la ak organisation mais loolu sama défi la woon moom. bi ma déggee moom wax loolu dama décidé woon ni Côte d'Ivoire danaa def le tout ba sama première sortie internationale ma dem Abidjan. teg fa sama tànk zikr fa allahu nuur laa ilaaha illallah bu ñëpp gis ni teg naa fa sama tànk parce que nag nit ñi seen bopp yore wuñu leen yàlla moo leen yore. ñoo ngi lay dégg ci sa dem Côte d'Ivoire bi ñu lay interview nga ni fii jàng naa fi secret mu nekk benn lumière bi nga xam ne si def na ko ci aéroport bi. avion bu ñëw yóbbaale ko. donc si je comprends bien benn mën nañu wax ni affaire mystique la loo fay def. man nañu expliquer mysticisme boobu nga xam ne si avion yi dañuy ñëw yóbbaale ko ci dëkk bu nekk noonu ngay fexe ba gagner l'Ouest africaine quoi mënuma ni noonu laay gagner Afrique de l'Ouest ak ñi mu nekkal ñëpp li ma mën a wax mooy mission la woon bu ma waroon def noonu nan ma ko santé woon jàng naa ko mu tasaaroo ci Afrique de l'Ouest mais defe naa ni ndax noonu ngay gagner Afrique de l'Ouest Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani du benn buntu la am buntu yu bare la am waaw te Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani ku muy yebal rek formalité moo tax mu la yebal waaye la muy mujjee ak victoire ba mi ngi ci loxoom mu téye moom ba noppi. man ñëpp xam nañ ni fu ma dem awma lu ma fay tasaari lu dul lumière man awma xam nga man awma lu dul lumière man lumière laa am yàgg naa wax ni man awma ay tool yu may bayloo ay taalibe wala ay place yu may yebal ay compagnon naan leen dem leen defal ma fa nangam xam nga man lu ma am malaanu Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani nu lal ko naasiril haq bil haq di riir nu lal malaanu Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif laa ilaha illallahu di riir nu ànd ak nit ñi di julli di jaamu yàlla di ko dëggal di doxal suñu mission ñun loolu la nu am kon man awma lu dul lumière kese la am awma leneen. Côte d'Ivoire bi dafa révélé benn fait bon ça nous surprend un peu ndax gis nañ fa d'abord mën nañu boobu mooy si ñëw bu njëkk mais li ñu jaaxal mooy gis nañ fa une forte communauté ivoirienne bu fa nekk daal lay gëm te ñëwul Sénégal gis nañ par exemple kenn ku ñuy Cheikh Tidiane Koulibaly mu wax ci télé bi dañu kontaan nañu recevoir Imam Mahdi donc seede na ko donc day wane ni moom amul sikk sàkka ci yow yaa Imam Mahdi même bu fekkee auparavant gis doon physiquement gis nañ tamit par exemple que am na benn nit bu jóge Togo ñëw ba fii ci Sénégal
daal di fekkee sa intronisation le 29 gis nañu benn français d'origine tunisienne tamit bu ñëw loolu miracle la wala parce que ñu ni cité ñi ñëpp gëm nañ la te jàngu dégguñu wolof nangul nañ la titre Imam al Mahdi. xam nga dama dégg benn écrivain wax ni la réussite n'est pas un miracle, c'est le fruit d'un travail acharné. te depuis lors ñun ñi ngi liggéey ci nan la ñuy tasaare propager message universel bu Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif, mais nan la ñuy fexee aussi ba propager message universel bu islam jële ko ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon message boobu dafa am ñu muy touché mooy xol yi lay laal. day laal xol yi mais en même temps rox yi dañu koy apprécier. ñooñu nga xam ni ñëpp duñu ay sénégalais man li ma jàpp seen rox moo am yëg-yëg. ku mel ni Cheikh Tijani Coulibaly ñu di ko sax nuyu au passage vraiment bi ñu demee Abidjan moom moo nu dalal ci këram ak organisation yi nga xam ni yëpp am na ci ginnaaw parce que moom rakku premier ministre bi la woon Coulibaly te mu génn àdduna. nekk aussi tamit un maître mystique bu mag foofu ca Côte d'Ivoire jëpp xam ko du toog ci jotaay di wax lu mu gëmul la mu gëm rek la wax te aussi la mu gëm daf ko xam moom daf ko xam laata mu koy gëm. Togolais bi nga wax aussi de même muy Abdoul Mouhid tunisien bi nga wax Mohamed Yassine aussi de même fii mbooloom ñi nga xam ni ñëpp ñëw nañu nangul ma titre boobu du loo xam ni par exemple nit moo leen ko wax ndax déjà wax nga ko ñu si bari si ñoom mësu ñu ma gis physiquement nekkuñu Sénégal yorewuñu nationalité sénégalaise pourquoi ñu jóge seen réew ba fii di ma dëgg mais parce que lañ leen wan moo tax léegi nag lañ leen wan ndax dañ leen ko wan ñoom mystiquement wala dañ leen ko wan ci ay miracle ci seeni gis-gis loolu da ngay dem nga jox leen micro bi poser leen question ñoom dinañ la répondre mais man daal li ma ci xam mooy kenn ku ca nekk message bi dugg na ci sa xol sa rox apprécier na ko ba tax ñuy yëkkati seen tànk ñëw ba fii dëggal ma ci mission boobu. te nag ñi ma dëggal aussi tamit avant ñoom bare nañu ñi ma dëggal ci yeneen nationalité ñi ma dëggal fii ci ay mag bare nañu. kon message bi dafay transcender les barrières linguistiques les barrières de nationalité wax directement ruux nit ki ruux bi nangu. message bi lépp lay transcender xam nga man personnellement message bi may véhiculer loo ko weddi xam nga ni message bu clair la xam nga ni message la boo xam ni maanaam njëriñu xol la njëriñu rox la dès l'instant que nag nit mën apprécier loolu rek pour man leneen lu ñëwaat bénéfice lay doon. mais boo ko apprécier mooy seedeel nga nit ki na mu mel waaw li mag ñi di faral di wax ci wolof naan loo bañ lëg seedeel ko ni mën na daw te nopp yu gudd na waaw kon nag foog naa nun message bi ñuy véhiculer ku ko dégg xam na ni message bu clair la message la bu rox di jëriñoo message la bu xol di jëriñoo tabarakallah. macha allah donc dañuy génn cadre mën nañu wax ni Sénégal cadre tournée internationale dañuy dem directement xool xew-xew yi xew ci àdduna bi. donc àdduna bi instant bi gis nañu xam nga boo nekkee Sénégal mën na amee fee yoo xew ci àdduna bi doo ko xam mais par exemple gis nañu ci àdduna bi partout dafa am ay catastrophes naturelles yu am ci àdduna bi ay incendies au niveau des États-Unis ay cyclones inondations ci beaucoup de pays léegi événement yooyu noonu catastrophes naturelles yooyu noonu est-ce que ça relève du châtiment divin wala est-ce que dafa am rapport par rapport à l'approche de l'avènement de l'imam Mahdi? Pourquoi on pose cette question? Parce que am na ay hadith yu wax loolu ne bu demee bu jëm jamono dina am ay inondations ay cyclones ay tremblements de terre waaw nature day mel ni day révolté wu donc est-ce que loolu noonu dafa am xew-xew bi mu xew nii te fekk ni yaa ngi door sa mission est-ce que c'est lié à l'avènement du Mahdi wala est-ce que ça relève du châtiment divin? waaw xam nga yàgg naa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni bu ñu tolloo axiru zaman musiba yi dinañu bare ba ëpp sax niir yi ci asamaan foog naa ni musiba yi actuellement gis nañ ko ci monde beeg na muy doxe man loolu li ma koy jàppee rek mooy dama jàpp ni ay avertissement la yàlla yàgg na di avertir ay peuples yoo xam ni weesu nañ yàlla avertir leen peuples yi weddi peuples surtout ñi nga xam ne sax dañ doon weddi seeni yonent yi ñu bare ci ñoom yàlla avertir na leen suñu jëlee Samud rek exemple lañ ci nga gis seen diggante ak seen yonent ni leen yàlla avertir woon kenn ku ci nekk am na avertissement bu yàlla di indi mais pour lan la mais pour nga dellu si ci yàlla léegi nag
boo gisee ñu bari di wax mission Imam al Mahdi dafay ànd ak catastrophe yeeg yeneen c'est parce que Imam al Mahdi moom mooy le missionnaire de la fin des temps te ñëpp xam nañ ne axiru zaman mais forcément musiba yi day bare. léegi nag musiba yooyu bari aussi mënoo ci basé wu rek ñu ni parce que ci musiba yi la ñuy xàmmee kii mooy Imam al Mahdi déedéet. Imam al Mahdi dafa am ci lu ñu koy xàmmee xam nga lu ñu koy xàmmee message universel bu clair buy dugg ci rox yi ak lumière boo xam ni lumière bu leer naññi la. adduna bi yëpp teg ci bët yonent bi bu daan misaal Imam al Mahdi day wax kanamam dafay leer ba mel ni weer boo xam ni mi ngi toll ci fukki fan ak jant wala fukki fan ak ñaar kon yonent bi maanaam misaalam yëpp yooyu ci lumière yi la koy delloo. xam nga li may bañ mooy ñu bare di jël catastrophe naturelle yi am ak yeneen rek lié ko ni comme feeñ na kon nit ki mooy Imam al Mahdi non non tey aussi dinaa la wax leen nga xam ko man mësuma chercher nekk Imam al Mahdi. non mësuma cherché nekk Imam al Mahdi ñi ma xam ñëpp xam nañ lool mësuma cherché benn jour nekk Imam al Mahdi xam nga am na ñoo xam dañuy cherché nekk Imam al Mahdi su leen neexee ñu koy cherché ñëpp nga xam ni dañuy débuté rek ñu ni nga xëy suba comme ni nga koy déggee fii Sénégal tey mën nga xëy koñ bii nga dégg benn Imam al Mahdi génn na bu subaa nga dégg ka Guinée gannaaw suba nga dégg ka Mali gannaaw suba nga dégg beneen koñ ñu koy woote bari dañ mais ku ci nekk da ngay xool lu nekk ci ginnaaw ñu bari jour bi ñuy génn di wax ñooy Imam al Mahdi day fekk benn nit toppagu leen woon defal recherche nga seetlu lii ma la wax ñu bari bu ñuy génn di woote Imam al Mahdi day fekk benn nit toppagu leen woon lu ci bari sa ñaari nit ngay gis yu taxaw rek ni di woy Imam al Mahdi kenn ki dëggal ko quelques jours ñenn ñëw ñii naan noo def leen attention nangam man 2016 ba léegi ñaata daayira laa am ci àdduna bi waxuma Sénégal de ñaata daayira ci àdduna bi ñaata nationalité étrangère ñoo ma topp man xadara bi ma àndal ñoom toppee wuñ ma Imam al Mahdi man maa leen jàngal mission Imam al Mahdi fii ñi ma doon topp ñëpp amul kenn koo xam ne dafa ni woon maa ngi dem toppi Seydi Mohamed El Cheikh parce que mooy Imam al Mahdi man maa leen jàngal au contraire mission Imam al Mahdi mooy lan ba ñu xam ko ni ndeke nanga mooy mission Imam al Mahdi maa leen ko jàngal kon ñun mësuñu chercher lool man ñetti mag ñoo mës a ñëw ci man 2017 wax ma ni seede nañu ni yow la ñuy dénk mission Imam al Mahdi ndax gént moo ñu booleeg yow ñetti mag 2017 kenn ki États-Unis la nekk kenn ki Mbuur la nekk keneen ki mi ngi fii ci ginnaaw Paal ñetti mag ñoo xam ne ñëpp ba ñëwee dañ ma ko wax bi ñu ma waxee loolu dama ni leen man de en tout cas jàngaleeguma mission ba su ma ci amee ndigal nag naa ko jàngale ñu ni ma ñun de lu nu gis ci gént ba tax ñu ñëw ci yow loolu moo nu booleeg yow mën naa ni ñooñu kon avant 2022 ñooñu ñoo ñëwoon peut-être xëy na ni Imam al Mahdi tax ñu di ma topp mais pas ñi nekk fii ñaata daayira laa am ci àdduna ñaata daayira laa am biir Sénégal ñaata nit ngeen di gis di seddal seen bopp nit ñi gëmuñu ku dul man kenn ku nekk ci ñooñu demal nga laaj ko kan moo la jàngal mission Imam al Mahdi day wax man maa ko jàngal kon man ñëwuma di woote Imam al Mahdi pour nit topp ma ñi ma topp ñëpp dañ ma topp même avant que sax ñuy xam ni man maa yore mission bi kon catastrophe naturelle yi bu ñëwee aussi damay jàpp ni axiru zaman lii xew rek loolu la yàlla di xewal léegi nag ndax châtiment la man en tout cas damay jàpp ni en tout cas avertissement la pour ñoom ñëpp ñu dellu xam ni kat àdduna bi li ko tabaxoon bés mën na xëy loolu jeexal ko te benn loxo nag du doon ki nga xam ne mooy doon responsable lu dul loxo yàlla ñu bàyyi xel yàlla bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko defee lépp mën na dellu si waat normal. macha allah dañuy ñëw ci mbirum actualité internationale ak géopolitique mais dafa am fu ñu njëkkee xam nga ci sa grande interview wax nga ba junju mën nañu wax ni les États-Unis d'Afrique donc xëy na développement Afrique war na passer obligatoirement ci wàllu mbooloo parce que boo xoolee àdduna bi dafa ay grands pôles ñoo ko ŋànk par exemple ay grands pays comme les États-Unis la Chine la Russie l'Inde l'Union européenne l'Australie xam nga ñi dañoo représenter des poids mu nekk poids militaire économique géographique léegi ñu leen laaj quelle sera la place de l'Afrique de demain est-ce que l'Afrique va-t-il s'en sortir loolu laaj bi mën na légitime ndax ci say jàngale wax nga ni yàlla am na fi mu waxee ci alxuraan ne la terre sera héritée par mes vertueux serviteurs sourate 21 verset 105 et nous avons certes écrit dans le Zabour après l'avoir mentionné dans le livre céleste
donc fii yaa ngi wax ni yàlla moo ngi junj population d'Afrique donc est-ce que africains yi daan dem kon ba hériter la terre. en tout cas loolu la ñuy ñaan moom loolu la ñuy ñaan gis nga Afrique ressources yi ci nekk su fekkoonte ni bàyyi nañu seeni doom rek exploiter ko comme niñ ko war a exploiter foog naa ni tey kuy dundati da ngay tàllal sa loxo Afrique ñoom ñu am yun la yónnee ci wàllu dund nga dund waaye malheureusement demeewul noonu malheureusement ay forces yoo xam ni yu am doole lañ dañuy ñëw ak ay puissance exploiter suufu Afrique jël ci liñ ciy jël yépp booleeg yóbbu ko ànd ak ñi nga xam ni ñooy doomu Afrique yi dem seen réew ñu leen koy liggéeyal xëy na loolu mën nañ ni sunu nattu la mën na nekk nattu boo xam ni yàlla daf ñu ko teg ëllëg pour yàlla dimbali ñu ba ñu mën a hériter ba ñu mën a hériter suuf comme moom yàlla ni mu wax ni dina fexe ba ñu baax ñi ëllëg mu ndonale leen suuf mais loolu buy am il faut mu nekk liggéey boo xam ni liggéey la bu sérieux liggéey bi ci jiitu mooy il faut que ñu am la ñoo tuddee éveil des consciences foog ñu xoolaat xel yi leeralaat xel yi waaye wanaat xel yi dëgg parce que Afrique li ko sooxal dafa bare dama dégg benn nit ku baax muy mës di wax ni toujours dañuy focaliser wu ci les coups d'état en Afrique mu ni waaye duñu wax mukk ci les fous d'état en Afrique wax na dëgg parce que tey koo fal bu toogee mi ngi ñaan toog abadan mu wax loolu mu ni toujours ñi ngi wax coup d'état par-ci coup d'état par-là mais duñu wax ci fou d'état en Afrique mu ni parce que fou d'état yooyu li ci ëpp ñooy indi ay coup d'état ma déglu ko def analyse bi ma ni pourtant wax na dëgg parce que tey koo fal rek au lieu que mu liggéey pour essayer développer réewam pour essayer montrer ndamu Afrique mi ngi seet nan lay placer woo ba dootu fi jógeeti wala bu fi jógee nan lay placer ay nitam ba dootuñu fi jógee il faut que ñu dépasser loolu tant que dépasser wuñu loolu tubaab yi dañuy ñëw di ñu exploiter di jël suñuy njaboot di yóbbu di jël ressources yi di dem te loolu il faut que ñun les Africains ñoo war a xoolaat loolu bu ñu xoolaatee loolu nag ba d'accord suñu biir ba yàlla dimbali ñu ba lumière bi leeral xel yi leeral seen xel lu nu bëgg am mën nañ ko am waxuma mais les États-Unis d'Afrique su boobaa mooy doon ci li gën a tuuti ci li ni am ci victoire mën nañu am victoire yu ko ëpp mais victoire yooyu nag liggéey lay doon liggéey boo xam ni tey ñi ñu teg ci kanam ak ñi nekk ca gannaaw yëpp ñooy jàppante loxo liggéey pour fexe ba développement Afrique ak ressources yi Afrique am ci suufam ñu fexe ba jëriñu ci ñun doomu Afrique yi ba ëllëg sax ku soxlooti ñu mën jël ñun jaay la léegi nag sunu nattu la ndax bu ñu jiitalee koo xam ni kay décidé wul dem yow mi bëgg dem nooy def te fekk yaa ko jiital kon il faut que ñu xool ni loolu xëy na nattu la ci benn côté waaye nag bu nu yam rek ci tëdd ni nattu la nañu fexe yee xel yi bu nu yeewee xel yi ba xel yépp xam lu gën ci ñun defe naa ni développement bu ñu ko waxee dana am mais tant que yeewuñu xel yi defe naa ni fi nu toog dañ fay toog rek moo tax ñun suñu mission dëgg la message universel u islam la de mais ñëpp nañu xam ni message universel u islam lan mooy priorité numéro 1 mooy yee xel yi ndax nit bu xamul ku ko bind xamul ku mu doon mënul jaamu yàlla balaa ngay jaamu yàlla da ngay xam yàlla ba noppi soo xamee yàlla xam ki la bind ak lu tax mu bind la yàlla ni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ci ngay jug di jaamu yàlla léegi nag ci leeral sa xel ba nga xam yàllaay kan ba nga xam yow sa bopp yaay kan ci ngay xamaale sa réew lan mooy njëriñam ak sa ressources naturelles yi nga xam ni yàlla jox na la ko nan nga ko mën a utiliser te loolu africain bu nekk defe naa ni ak jullit bu nekk ci àdduna war na ci bàyyi xel. mais nag Seydou Cheikh dañu gis par le passé xam nga yaayu quand même des tentatives. waaw gis nañu ay njiit yi nga xam si bëggoon nañu trop seen réew bëgg seen réew amoon volonté. ñëw soqali seen réew c'est-à-dire développer l'Afrique par les Africains et pour les Africains. mais dañu gis ni projet yooyu noonu heure bu demee ba ñu taxawal ko rek ay puissance étrangère dañuy fex ba yàq ko. donc soit ñu ñëw déstabiliser la. wala soit ñu créer fa ay conflits. wala ñu xool sa adversaire politique dooleel ko mu ñëw song la. moo tax est-ce que ñun ñii rek est-ce que dina suffire kese rek africains yi booloo rek pour loolu mën a nekk. waaw mais xam nga africains yi su fekkee ñoom booloowuñu pour ñu mën a nekk léegi kan mooy booloo pour mën a dimbali Afrique. wax nga que léegi ñi booloo ñëpp seen poste la ñuy dimbali.
politique boobu ñëpp xam nañ ni tubaab yi yàgg nañ ko liggéey diviser pour régner moo tax ma ni li jiitu mooy ñu yee xel yi xam nga bu ñu yeewoon xel yi loolu du am projet yi ñuy def ci Afrique yëpp tey projet yi nga xam ni da ngay gis benn président bu ñu fal taxawal ko wala kenn koo xam ni daf koy taxawal mais projet yooyu da ngay dem ba ci biir dégg ni projet ba daana ko mujj na naax saay li ko indi mooy lan moo ko indi benn mouvement rebelle yeewu na fële combattant yi jóge nañu fay ña ngay song dëkk bale ñuy xeex seen biir léegi bu ñu commencé di xeex nag su boobaa tubaab yi ñëw ni léegi kaay ñu àtte leen ñu indi leen jàmm ci àtte boobu dañuy ñëw wut base def teg fa seen armée léegi nag armée ba moom maanaam nee na mooy indi jàmm ba jàmm ji yëpp mooy bis bu nekk ñu am lu ñu tibb yóbbu ca seen réew su li ni tibb jeexee ñu ni léegi jàmm dellu si na daal di dellu nag bàyyi réew bi noonu mais loolu aussi ñun africains yi mais foog ñu xam jeu boobu foog ñu comprendre jeu boobu xam nga bari na situation yi ñu créé naan mooy day yàq réew meeg rebelle yi jóg nañu fee nangam fekk na boo xoolee ba ci biir ñi ko créé da ngay gis ni seen intérêt fa nekk buñ la indi woon kaawu Libi tey xoola Kadhafi ambition bi mu amoon ba mu ko commencé di wax ñu dégg ko quelque temps lan nga dégg gars yi jóg nañu ñu ngi commencé di marche waaw gars yi xeex nañu dóor nañ leen ay bomb léegi gars yi dañuy fayul ñooñu ñëw nañu ñan ñoo ñëw du tubaab bi nan la ñu def ba Kadhafi ca la ñàkkee bakkanam nan la ñu def léegi du dañu bàyyi Libi mu jaxasoo nu delluwaat fa nu nekkoon il faut que africains yi xam ni gars yi dañ leen di manipuler ñu fexe ba xam ni jàmm si suñu réew ñun ñoo koy liggéeyal suñu bopp nañ koy liggéey mooy boole xol yi ba jàmm mën a am waaye bu ñu gisee ku am projet boo xam ni projet buy jëriñ Afrique la mais africains yëpp nañ ci jàpp pour projet bi jëm ci kat te ñu bañ ñu di ñu diviser parce que bu ñu diviser ñi ni diviser dañuy diviser ñoom pour mieux régner pour ñëw puiser ressource bi yóbbu seen réew dellu ni am ngeen jàmm te fekk na malheureusement mosuñu sax seen fu jàmm di jóge ndax bu ñu delloo ca la réew ma di gën a sombre kaw li bi wax naa la ko kon ñun il faut ñu xoolaat suñu xel xoolaat ni ni xalaatee waaye xoolaat nu ni doxale pour xam ni kàmb gi ñu ne amul benn étranger buy ñëw di ñu ci génne ñun africains yi ñoo ci mën a génne suñu bopp nan lañ ciy génne suñu bopp nag am nañu xel mi am nañu xalaat bi am nañu diplôme yi nañu fexe ba jël ñooñu ñu mettre leen en valeur ànd ak ñoom topp seen gannaaw pour un jour sax ñu mën a xam ni Afrique vraiment nekk na continent boo xam ni tey bu ñëpp naw la. Donc pour cela il faut dans l'éveil des consciences. C'est l'heure de l'instant pub. Donc ñu dugal benn spot publicitaire après ñu dellusiwaat. Weladuniati.com est un site d'excellence, un pont entre le monde visible et invisible, une plateforme qui vous informe sur ce qui se passe autour de vous tout en vous connectant avec la lumière. Avec Weladuniati.com, vous êtes plongé au cœur de l'actualité nationale, internationale et des questions politiques qui agitent ce monde. Weladuniati.com vous permet d'être au courant des dernières découvertes de la science et des innovations technologiques. Découvrez nos rubriques Société et tradition, santé et bien-être, éducation et formation, sport, économie et agriculture. La rubrique Chronique et réflexion donne la parole aux intellectuels, aux érudits et aux penseurs de ce monde. Et enfin, la rubrique Religion et spiritualité vous connecte à la lumière tout en vous permettant de suivre en temps réel les enseignements de l'imam Al-Mahdi, le bien guidé. Weladuniati est aussi présent sur le réseau social Facebook. Partez à la découverte de notre page Facebook qui regorge d'informations essentielles. Une communauté de plus de 12 000 followers vous attend pour interagir avec vous. Et enfin, découvrez notre chaîne de télévision Weladuniati TV sur YouTube. Abonnez-vous dès à présent et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos émissions, documentaires, reportages, enquêtes, journal télévisé et surtout, soyez au cœur de l'actualité de la mission de l'imam Al-Mahdi. Alors, clique vite sur le bouton s'abonner. Chers téléspectateurs de Weladuniati TV, donc nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau en toute liberté avec Seyd Mon Cheikh. Seyd Mon Cheikh, dañuy rester toujours ci wàllu actualité internationale ak géopolitique xam nga bu ñu demee ci Afghanistan donc Afghanistan mën nañuy wax ne ay jullit ñoo fa nekk mais dañu gis ni bi armée américaine retiré woo après presque 20 ans de présence sur le sol afghan léegi armée américaine bi ñu fi jógee l'arrivée des talibans dafa suscité benn genre peur
ak inquiétude sur le plan international parce que gis nañu sax même population afghane bi américains yi di dem ñuy langaamu ci avion yi pour bëgg a génn pourquoi ndax taliban yi ñëw nañ waaw loolu mu nekk lu ñu jaaxal ndax taliban yi ils se réclament des musulmans la population talibane est musulmane donc ñoom naka la ñu mën a ragalee ay musulmans leen jiite ban lecture nga ci def yow en tant que l'imam al-Mahdi. waa xam nga ay musulman la ñu mais dafa am la ñu tuddee islamisme radical xam nga du musulman boo gis rek interprétation bi yonent bi defoon ci alquranul karim def ko ci ni jullit war a dundee du musulman boo gis rek forcément moom dana mën a xam interprétation boobu wala dana mën a dunde noonu am na ñoo xam ni dañuy wax ni jullit lañu waaye boo xoolee ci seen jëfandikukaay da nga gis ni bari na lu ñuy blâmer mën na am ni sax religion islamique blâmer wu ko mais seen dégg-dégg ñoom mooy indi lu mel noonu situation Afghanistan li ñuy njëkk wax mooy dafa am lu fa yóbboon les États-Unis d'Amérique li leen fa yóbboon mooy après 11 septembre ñu wax ni réseau Al-Qaïda ñoom ñoo détruire World Trade Center wax lu ne période boobu ñu ni ñi nekkoon ci nguur gi te di taliban yi ñu ni ñoom ñooy protéger dirigeant Al-Qaïda yi ba taxoon ñu dal seen kaw bi ñuy dal seen kaw aussi xamoon nañ ni Afghanistan suuf la soo xam ni danoo yàgg di résister ndax wax naa ko gis nga taliban yi du ñu ay militaire rek wala ay commando ay seigneur de guerre lañ waaw xam nga seigneur de guerre tey bu ñu la ko doon wax mooy koo xam ni moom ci benn grotte bi mu ne mën na fa nekk 10 ans du génn di xeex guddeeg bëccëg bàyyi këram bàyyi njabootam bàyyi lépp parce que li muy xeex moom moo koy gënal même dundam moom boo seetloo taliban yi noonu lañ mel kon Amérique xamoon na ni lu mu yàgg-yàgg Afghanistan jour dana ñëw dana fa génn parce que Amérique dañu am ay projet ñoom dañu am ay projet am ay ambition bëgg dund aussi ci ay hôtel yu luxe bëgg di seetaan télévision wala ñi ay seigneur de guerre lañu mën nañu bañ xool télé mën nañu bañ dugg ci hôtel mën nañu bañ a sax même yëg ni ñu ngi dund mën na ni xeex abadan ñoom te defe naa ci début bi ki ñuy wax Mollah Omar je me rappelle waxoon na ko ne woon na Amérique ay mois la am mu ni wala ay année mu ni wala sax xëy na d'ici 30 ans mu ni te ñun Mollah Omar mu ni te ñun am nañu sunu giiru dund nun maanaam kon ñoom yàkkamti wu ñëw dara mu ni kii ay année la am ñun nag sunu giiru dund ñun am nañ ko kon ñoom déjà gis nga ni loolu moo tax Amérique dem passé fa 20 ans finalement ñu mujj dem ba génn ñooñu nag di la ngaamu woon ci oto yeeg ci kii pour américains yi yóbbaale leen mënuma leen juger parce que xaw ma lu tax ñuy daw di la ngaamu ci avion yeeg ci oto yi pour américains yi génne waale mënuma leen juger. Est-ce que nekkul ne dañoo ragal justement l'arrivée des talibans. bu fekkee ragal nañu aussi l'arrivée des talibans yi ñi ngi fa woon avant américains yi di ñëw. xëy na nag américains yi comme ci seen guerre moom dañu garaaw li ñuy njëkk def mooy fexe ba wane ni ñoom ñooy sauveurs yi ñee ñooy criminels yi waaw loolu nag lan lay njëkk jàngal ba nga gëm ko léegi nag bu sa sauveur dee dem kay daa daw lang ci oto wala ci avion en tout cas man noonu laa ko mën a jàppe mais mënuma leen juger ni waroon nañu toog wala war nañu dem parce que li ñuy dund ñoom ñoo ko xam xëy na nag boo amee occasion ba gis leen un jour boo laajee lu tax ñu doon langaamu ñoom ci avion américain yi xëy na dañ la wax lu tax. dañuy des toujours ci Afghanistan ndax gis na ni quand les Afghans ont pris le pouvoir la Chine s'est dépêchée pour nouer des relations avec les talibans te talibans yi tamit ñoom ñu nangu loolu mais xam nga dañ doon xaar comme talibans yi ñoom dañuy woote ne ñoom ay jullit lañu que buñ amee la avec Chine ñu wax chinois yi ne attention ñun kat am nañ ay population musulmane yu nekk seen sol les Ouïghours ñoom Ouïghours yooyu na instant bi ñoo ngi subir ci yéen ay violence bëggoon nañu wax dëgg violence yooyu noonu ngeen tegg leen ko mais li nu jaaxal mooy ñoom defuñu benn revendication par contre dañu nangul Chine sax ne ñun duñu lijjanti c'est-à-dire duñu leen sonal ci sooru population Ouïghours yi yow naka nga jàngati loolu parce que normalement les musulmans doivent être solidaires. waaw ni ma ko jàngatee rek mooy li may wax ni ñun moom mooy suñu problème ñun jullit yi mooy malheureusement duñu jàppalante ci suñu biir tey boo seetee réewu jullit yu bari ña ko jiite mën naa ni ñi ci ëpp toppatoowuñu intérêt islam toppatoowuñu intérêt jullit yi seen intérêt personnel la ñuy toppatoo mais ñëpp xam nañ ni képp kuy tiise relation ak Chine wala ngay tiise relation ak Russie wala beneen réew mu mënta doon ci àdduna sa intérêt personnel ngay jiital ñoom seen intérêt personnel la ñuy jiital surtout ci seen wàllu économie kon ñoom xalaatuma woon sax ni
jour dana ñëw ba ñuy woo chinois yi naan li ngeen di def ñi bàyyi leen ko wala li ngeen di def jullit yéen a ngi non parce que li leen booleeg chinois yi wàllu économie moo leen booleeg ñoom comme ñoom wàllu économie moo leen booleeg ñoom foog naa ni buñ doon wax ak chinois yi ba suba affaire économie bi rek la ñuy waxtaan ak ñoom seen produit yi ni ñu koy échanger rek la ñuy waxtaan ak ñoom loolu moom yàgg na ci réewu àdduna yi c'est très rare nga gis ci koo xam ni un dirigeant musulman la wala un dirigeant d'un pays musulman taxaw publiquement di défendre intérêt islam wala intérêt jullit ya c'est très rare nga gis ko ñi ci bari boo leen gisee dañuy tiise même ak relation ak Israël ku ne lan lañ ciy jublu mooy finalement seen intérêt personnel ci wàllu armement ci wàllu économie wala ci wàllu technologie. loolu mu nekk lu doy waar dañuy des toujours ci wàllu géopolitique àdduna bi jamono yi ñu toll nii dañuy gis ci télé bi presque tous les jours journaux yi di relayer conflit bi am entre la Russie ak l'Ukraine xam nañu wax ni instant bi ñëpp jaaxle nañu ndax conflit bi maintenant non seulement dafa nekk sur le plan géopolitique stratégique léegi aussi c'est devenu économique est-ce que mën nañu amuñu est-ce que y a pas une peur comme la plupart mën nañu wax ni des gens l'éprouvent cette peur-là que ce conflit se généralise se mondialise waaw dañ la koy poser question boobu noonu ndax Imam al-Mahdi am na prétention diriger le monde un de ces jours est-ce que amuñu peur que ce conflit-là se généralise. waaw xam nga problème mu Russie ak Ukraine defe naa waxoon naa ci ba ma nekkee Côte d'Ivoire waxoon naa ni conflit d'intérêt la. li ma jaaxal médiatisation bi am ci diggante Russie ak Ukraine yëpp amul woon ci bi ñuy bombarder Irak amul woon ci bi ñuy neutraliser Kadhafi di bombarder Libye amul woon ci chaque jour bu ñuy bombarder kër palestinien yi médiatisation bi am léegi yëpp amul woon kon nag war nañu demander pourquoi médias yi jël conflit bii nii médiatiser ko yooyu ñu bàyyi ko guerre bi kenn ñaanu ko yàlla bu ñu sañoon guerre bi wala invasion bi lu ñu ko mënta tuddee fa muy commencer mu yam foofu bañ a continuer waaye nag ñun vraiment li ñuy déplorer mooy musulmans yu ñu rey Irak rey leen Libye rey leen Afghanistan continuer même di leen rey ca Palestine ñun loolu la ñuy déplorer aussi bu ñu amee lu ñuy médiatiser aussi loolu la ñu war a médiatiser man daf may jaaxal bu ma gisee léegi ay nit jug di daje naan dañuy dem xeexi xaw ma pour Ukraine xaw ma ñii naan dañuy dem xeexi pour Russie dama leen di bëgg laaj mais maanaam lan la ñuy xeexi réellement lan la ñuy xeexi pour Ukraine lan la ñuy xeexi pour Russie pourquoi ñoom demuñu woon xeexi pour jullit yi nekk Irak pourquoi xeexi wuñu woon pour jullit yi yu nu rey Libye ak feneen maanaam ñun jullit yi nañuy xam suñu priorité ñun jullit yi loolu nag message la bu concerné monde islamique bi su neexee ñeneen ñoom ni duñu jullit ñoom dañuy xool leneen loolu duma leen ci juger mais dama ni ñun jullit yi nañuy xool suñuy intérêt suñu intérêt lan la mooy gis nga guerre yi ngay dégg yëpp donte kenn souhaité wul mu am conflit d'intérêt moo ko laal Russie xam na li ko yóbbu Ukraine bul defe ni Vladimir Poutine dafa toog ba yàgg xalaat ba yàgg rek ni day songu Ukraine nii gëmmu ay bëtam du ci am benn intérêt non intérêt am lay seet mais gis nga aussi Ukraine boo gisee mu yàgg xëcc OTAN ci wetam mais moom aussi intérêt am lay xool kenn ku ci ne ci ñoom ñaar buñ la laajee xam nga lan mooy sa intérêt ci li xew ni léegi nag ñun xam nga lan mooy suñu intérêt ñun en tant que musulman mooy li nu yàlla sant ci alquran mooy tous les musulmans sont des frères ñun loolu mooy suñu intérêt kon bu ñuy jaaxle ci guerre bi am Russie ak Ukraine nanu jaaxle aussi ci jullit yu nu rey Irak nanu jaaxle ci ñanu rey Libye nanu jaaxle ca ñanu rey Afghanistan nanu jaaxle ci jullit yi ni rey ba léegi ca Palestine dañuy jaaxle ci ñooñu di wax ci ñooñu di médiatiser yooyu xew parce que yooyu bu ñu ko médiatiser wul bul defe ni occidentaux yi ñooy ñëw di nu ko jëlal di nu ko présenter le monde bi déedéet dañ koy nëbbu mais Irak bi ñuy dem di fa guerre les États-Unis tey nga xam ni ñoom ñooy les donneurs de leçons tey ñoom ngay dégg toujours les États-Unis nee ñu nangam du yoon bi ñuy guerre Irak lan la ñu waxoon arme de destruction massive quelque temps lan nañu waxoon doonu juum mësul am arme de destruction massive est-ce que ba léegi nit ñi condamné nañu kon liñ fa jot a def ak tey liñ fa yàq kon il faut que li may wax rek ñu yeewaat sunu xel xam ni gis nga médias yi boo deful attention ñoom ñoo lay manipuler defe naa Malcolm X moo ko waxoon ni médias yi seen liggéey mooy fexe ba ki baax ki ñoom ñu bonloo ko ki bon ki ñu baaxloo ko
koy bëgg média yi la koy tànnal koy bañ média yi la koy tànnal dama defe ni nag ñu bari ci lancé boobu la ñu nekk tey ba koo dégg rek ma nga naan Russie ma nga naan Ukraine fàtte yi fi jot a jaar. waaw mais justement nag Seydou mon cher loolu c'est de bonne guerre est-ce que les médias occidentaux yi dominé wuñu àdduna sur le plan médiatique sur le plan stratégique parce que fexe na ba ñoom seen médias yi àdduna bi foo dem moom la ñu seetaan parce que boo demee tey ci monde musulman tey amul benn alternative ça veut dire benn média bi nga xam ne si dina jox des contre-informations par exemple fu nu toogee rek occidentaux yi bëgg manipuler l'opinion publique ñoom ñu mën a rectifier mais sur la scène internationale on ne voit pas ça on ne voit pas les médias. waaw mais xam nga bu ñu xoolee médias occidentaux yi ngay wax ni tey ñoo dominé àdduna pourtant ñi ëpp ci médias yooyu nekk DG yi wala ñi nga xam ne tey ñoom ñooy joxe xel mi lu nu war a génne ñi ci ëpp pourtant ay jullit lañ. ay jullit ñoo ci ëpp. ay jullit ñoo ci ëpp ñii Arabie Saoudite lañu dëkk ñii Pakistan ñii feneen gis nga chaîne bu démarqué wu ci ñoom par exemple bu mu jëlee kaw Al Jazeera Al Jazeera ñëpp xamoon nañ ni demoon nañu ba information booy soxla ci monde islamique bi da ngay seet ci Al Jazeera mais Al Jazeera nan lañu def dañu gaaw caricaturer que ni dafay soutenir wàllu terrorisme dangam dernière offensive bi Israël lancé ci Palestine lan la ñu def bombardé nañu immeuble boo xam ne Al Jazeera ñoo ko moom ñoo fa nekkoon ñu ni noo terroriste yi fa nekk kon gis nga ba léegi mooy li ma waxoon dañuy fexe di jéem a diaboliser ñi nga xam ni bëgguñu ku leen déglu ba tey boo taalee Al Jazeera xool rek da nga naan bu moytul waxi terroriste lay wax boo xoolee nag yeneen chaînes yi nag nga ni non ñii moom macha allah fekk na ba léegi nag médias yi ñoom ñooy jaxase xelu doomu aadama. parce que dañoo gagné la bataille médiatique actuellement. xam nga ci wàllu géopolitique tey bu ñu observer la situation du monde en fait dañuy gis ne àdduna bi dafa organisé ci ay blocs. Par exemple, il y a l'Union européenne, qui représente le pouvoir économique, puis militaire. Voilà. Bon, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un grand pays qui regroupe 52 États. Donc, au niveau des États-Unis, il faut les AUKUS, une alliance qui regroupe les États-Unis, regrouper l'Angleterre, regrouper aussi l'Australie. Bon, Chine, c'est un très très grand pays. Par exemple, Russie, c'est une fédération. Mais, si les blocs où se situe le monde musulman. ndax tey tax jamono bi ñu toll nii tey jullit yi tey représente lu dara ci wàllu poids militaire poids économique ak poids géopolitique. Donc quelle sera la place du monde musulman en fait dans cette situation là. waaw mais xam nga boo nee jullit yi tey représenté wuñu dara man loolu bu ma ko déggee ree la may def. jullit yi géopolitique militaire. ci côté yëpp. parce que gis nga pétrole pratiquement bi États-Unis tey ji denc pétrole bi mu denc tey ba kontaan fan la ko puiser kan moo ko jaay mais réew mi ko jaay réewu jullit la Arabie Saoudite la ñuy jëlee pétrole ak pétrole yu ñu jot a récupérer ci Irak nee ñu bi ñu fa bëggee indi jàmm ca nañ ko waxee ak yi ñuy récupérer feneen bu fekkente ni dem nañ fa pour indi fa jàmm comme ni ñuy waxee ñoom dañuy jóg pour indi ji jàmm kon jullit yi seen bopp yàlla may na leen ngëneel goo xam ni ci seen suuf barke bu yaatu ma nga fa mais malheureusement barke bi ñi koy jëriñoo ñi ci ëpp mooy ñi nga xam ni sax bokkuñu tey jii ci société islamique. léegi nag fan moo ci sunu position foofu sunu position mooy il faut que ñu am leader Imam al-Mahdi dafa ñëw pour nekk un leader xam nga un leader nag nit du ko créer ma teel la ko wax nit du créer un leader. ñi jëloon nit ñëpp tekk ci kanam naan mooy suñ leader daanu na ñoom ñu ànd ak moom daanu nit du créer leader yàlla mooy créer leader parce que yàlla bu créer leader lépp lu leader bi di soxla pour liggéey ak lépp lu leader bi di soxla pour wax ñu déglu ko yàlla daf koy def ci moom su boobaa kooku benn obstacle dootu ko baare. Imam al-Mahdi nag moom mooy nekk leaderu monde islamique bi tant que leader boobu demul ba ñu reconnaître que ci monde islamique bi bu ñu sumbee projet pour mu aboutir dina ma jaaxal parce que tey boo seetloo ci ni muy doxee ci wàllu géopolitique da ngay gis ni tey su benn réewu jullit sumbee benn projet mais li ci projet boobu ku koy xeex beneen réewu jullit ngay dégg dama lay jox exemple rek ci diggante guerre Irak Iran diggante Koweït bi fa américains yi basé woo ci seen dernière guerre bi ci Irak Koweït la ñu basé wu di bombarder Irak waaw kon da ngay gis ni ndekk réewu jullit di seen bopp ñoom dañu am problème pour déggoo comme dañu am problème pour déggoo il faut que rek yàlla dimbali nu jox ñu leader boo xam ni bu waxee monde islamique bi yëpp daañu ko déglu su fekkee leader bi nag mooy wax monde islamique bi yëpp di ko déglu su boobaa peut-être dinañu
réaliser li nu bëgg réaliser. kon leader boobu noonu mën na def fédérer les peuples musulmans. Imam al Mahdi dong la yàlla may pouvoir mu mën a fédérer les musulmans que ça soit ñuy arabes yi wala ñuy français yi wala ñuy américains yi wala ñuy chinois yi moom dong la yàlla may pouvoir mu mën leen fédérer. léegi nag pouvoir mu mën leen fédérer du moom maanaam moo am doole bi wala moo am capacité bi wala moom yàlla moo ko def ci moom ndax wax ñu déglu la yàlla moo koy def ci nit toog fële aussi nangul la yàlla moo koy def ci nit moom nag la yàlla may pouvoir boobu. kon nag ni ko suñu mbokk chiite yi di faral di ñaane ca seen ñaan ba bu ñuy wax imaamul mahdi rek ñu ni yàlla na yàlla gaawal ñëwam parce que xam nañ ni ñëwam c'est bénéfique pour le monde islamique. kon nag moom moo mën a nekk leader mën a fédérer musulmans yi mais tant que maanaam nangulaguñ ko àdduna yëpp muy musulmans yi seede ni moom la ba ñu rangé wu ci ginnaaw je pense que ni pour ñu doxal projet boo xam ni dina aboutir tey ba julli di gis ci seen bopp dana xaw a jafe. waaw vivement que Imam Mahdi daal di ñëw résoudre ce problème là dañuy jàll ci wàllu science ak découverte scientifique ndax Imam al Mahdi ku ko wax rek sa xel day dem ci xam-xam bu ko yàlla baaxee parce que moom moo nar a gindi ñu bari ci wàllu xam-xam te tamit dina résoudre des problèmes yi nga xam ne si dikkal na le monde scientifique. xam nga bu ñuy def ay recherche dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ñu woowee Nikola Tesla mu nekk scientifique dafa am ay wax yi mu wax ci wàllu lumière loo xam ne si mën nañ ko méngale yow li nga jàngale en tant que mystique. moom dafa wax ni tout est lumière d'abord l'énergie ensuite la matière say jàngale doon nga wax ni lumière moo jur lépp waaw lumière moo jur matière wax nga ba tudd sa antimatière mais wax ji mu wax tout est lumière d'abord l'énergie ensuite la matière que pensez-vous de ces dires activité comment est-ce possible que waxu scientifique dem ba rejoindre waxu mystique boo ko doon jàngat ban dégg-dégg nga am ci wax ji ak yow en tant que mystique lan nga mën a apporter comme éclairage. yàgg naa di wax ni mystique yëpp boo seetloo ay scientifique lañu scientifique yëpp aussi bu yàggee tuuti ñu doon ay mystique loolu Hakim yi yàgg nañu ko wax ma di ko répéter ngeen di ko dégg loolu mu wax aussi foog naa ni terminaison la rek ci li ñuy jàngale ñun. lumière alquranul karim maanaam yàllaa ko njëkk définir allahu nuuru samawati wal ardi masala nuurihi ka mishkatin fiha mishbah al mishbahu fi zujajatin zujaja ka annaha kawkabun duriyun ila axiri kon yàlla moo njëkk définir lumière définir aussi ni muy utiliser moom yàlla ni muy utiliser ay étincelle am def leen ay saalihin ñu koy leeralal asamaan ak di ko leeralal suuf comme allahu nuuru samawati wal ardi kon lumière déjà lépp mën nañ ni sosu bi lépp luy sosu cosaan bi la ñoo tuddee la source principale waxuma la source principale la source principale lumière la bu lumière boobu génnee nag moom mooy demaat ba nekk énergie boo xam ne tey jii fépp fu ñuy éclairer ci torche lumière yooyu la ñuy utiliser pour niite foofu pour mu leer xam nga Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu doon dafa ni huwal ghaybu fi shahada kon yonent bi c'est l'antimatière dans la matière. L'antimatière dans la matière parce que fa mu jóge dogitu lumière la bu nu indi dugalaat ko ci biir beneen boule boo xam ni boule bi dafa am énergie boo xam ni lumière lañ koy jàppe léegi nag lumière bi ñu ko indi ak énergie bi nga xam ni moo nekk ci biiram mënees nañ ko misaal comme matière fa mu jóge moom yonent bi réellement moom réalité Muhammad moom si boppam c'est l'antimatière mu ni huwal ghaybu fi shahada looloo tax lépp luy développé ci lumière lay développé te tey loolu bu fekkente ni da nga dem ci mystique yi xam nañ ni lépp lu ñuy doxal ñoom mystiquement ci lumière lañ koy doxale xëy na nag am na côté boo xam ne bu ñu ko déggee dina leen jaaxal ndax soo demee ci Masih Dajjal mi nga xam ni war na ñëw su ñëwee moom li muy doxal ci zulmaani yu la koy doxale muy ci lëndëm mais aussi lëndëm am na part boo xam ni mën nga fa gis wàllu énergie ci lëndëm laay wax de am na part boo mën a découvrir wàllu énergie ci lëndëm mais découvrir en même temps aussi wàllu lumière ci lëndëm waaw parce que boo demee ci nitu maarifa yi mën nañ la indi lëndëm génn ci leer
mën nañ la taxañal lëndëm génn ci biir lëndëm bi leer sa science moo fay toll. mais aussi boo demee ci ñi utiliser wàllu zulmaan yu comme Dajjal ak ay nitam ñoom mën nañu utiliser lëndëm génn ci énergie bu puissante. Imam al Mahdi moom utiliser lumière génn ci moom it énergie bu puissante. ñaari énergie yooyu ñooy daje nag nekk ci àdduna tay bi basculer wéer bële bu subaa bi basculer wéer beneen bi. yàlla wax Imam al Mahdi nag ni ko missionnaire bu ma ngemb ni la demal danaa la wutal adversaire de taille. mu ni kon sa adversaire de taille mooy Masih Dajjal. kon c'est une lutte permanente entre le bien et le mal du temps des prophètes gisoon na ni ñoom am nañ équivalent ñoo xam ne mën nañu wax ni génn nañ oppose bi ak ñoom mais à la fin des temps comme yow da ngay woote ci wàllu lumière yaa ngi wax ne jamono yi ñu toll nii leer gi bari na. donc il faut tamit kon yàlla génne koo xam ne si moom tamit dina génne lënd na gu bari mu nekk benn genre de lutte. xam nga man sama adversaire de taille muy Masih Dajjal ni ma koy waxee ndax Imaamul Mahdi su fekkee dajewu feek Masih Dajjal defe naa ni ñi ànd ak man nañu njëkk dem bind nii kon mënul nekk Imaamul Mahdi dafa bokk ci preuve am benn adversaire de taille la am muy Masih Dajjal war nañu daje ñoom ñaar ci jamono bu ñu dajewul ci jamono même ñu ànd ak yow mën nañ ni noonoo dañu juumoon du Imaamul Mahdi wala kon ñu rectifier ko. loolu moom c'est tout à fait normal ñëpp xam nañ ni dana dajeek Masih Dajjal man liggéey maanaam fekk lëndëm bëgg daal sama kaw ma utiliser énergie lumière effacer lëndëm bi lu ma yomb la. xam nga lu tax mu yomb ma parce que bi may commencer mission bi ci jamono lëndëm laa ko commencer dama fekk aaxiru zaman lëndëm ba noppi ma bëtt jawwu lëndëm bi ak allahu nurullahi la ilaha illallah ñu di ko tudd muy leer kon même bu Masih Dajjal ñëwee moom bu indiwaatee lëndëm man sama bopp mën naa effacer lëndëmam moom def fa leer mooy conflit bi nag mooy xeex bi waaw xeex boobu noonu lay nekkee ba Isa ibnu Maryam di wàcc ca Damas waaw yooyu mooy preuve irréfutable mission Imamul Mahdi forcément laa wax forcément Isa ibnu Maryam dafa war a wàcc ci mission forcément dafa war a dajeeg Masih Dajjal yooyu bu ñëwul bu la neexee ni da nga juumoon rectifier ni kii du Imaamul Mahdi. macha allah dañuy ñëwaat tuuti ci wàllu science. Imaamul Mahdi moom la ñu yaakaar la réponse à toutes les questions. xam nga dafa am benn verset. dama koy wax ci français. waaw ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croit-il donc pas? Pourquoi ñu koy laaj ndax wax ji dafa am ñu ko interpréter ne fii yàlla moo si jund théorie Big Bang. Big Bang waaw am na ñu wax loolu ñu ne lépp dafa nekkoon benn dànk benn boule jékki-jékki explosé ci explosé boobu noonu si la lépp judd. si la univers judd si la matière judd si lépp judd waaye yow. est-ce que tuddoo defe naa ni awalam yaral lazina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqan fa fatahnahuma wa ja'alna min al ma'i kullu shay'in hayyin. exactement waaw defe naa moom ngay définir. moom lay tudd. mais li muy intéresse mooy yow sa dégg-dégg. ndax am na ñeneen ñu ko firi neneen. dégg-dégg bi nga ci am est-ce que mën nga ñu si gën a baaxee. boo gisee ma ni la est-ce que du aay boobu ngay tudd parce que dama ko waxtaane def ci waxtaanu 1 heure de temps. diggante le monde xayb defe naa ak le monde xays. le monde xayb ak le monde xays ci la interprété aaya boobu. xam nga boo demee ba ci anna samawati wal ardi kanata ratqan fa fatahnahuma wa ja'alna min al ma'i kullu shay'in hayyin dama wax ni ñu bare théorie Big Bang bi la ñu indi. alors que c'est la centralisation des mondes. La centralisation des mondes mooy yàlla bi mu décidé lancer monde bu nekk ci ay univers boppam. découpage bi mu def moom borom bi. léegi nag découpage boobu comme du scientifique yëpp a fa àgg wala mystique yëpp a fa àgg am na ñu ko interpréter comme théorie du Big Bang waaye man théorie bi ma gëm mooy centralisation des mondes monde yu nu buddee ca xayb sànni ko. mu exister di ay monde yuy dellu ca monde xays moo tax ma ni woon relation monde xayb ak monde xays
moom mooy définir sama dégg-dégg man ci aaya boobu. defe naa nag comme mi ngi ci YouTube ñu bari bu ñu demee dinañ dégg ni def naa ci waxtaanu 1 heure de temps macha allah. macha allah daf ñu intéressé ndax jàngal nga tamit monde virtuel la ñu nekk. te justement am na benn wax théorie scientifique bi wax loolu. nous vivons dans un univers holographique. hologramme daal di méngoog l'univers virtuel bi nga xam ne si moom nga tudd ne moom la ñu nekk. maa ngi gën a expliquer monde virtuel parce que. ñoo ngi dund nii table baa ngi nii maa ngi koy laal ma xam ne li table la ñoo ngi lekk ñoo ngi naan ñoo ngi gis naka lañ mën a nekk ci monde virtuel sans que nous qu'on soit conscient que nous sommes dans un monde virtuel. ah kon yow tu n'es pas conscient que yaa ngi ci monde virtuel kon pour yow yaa ngi ci dans le monde réel en tout cas man xam naa maa ngi ci monde virtuel. te aussi xaybu pour man mooy monde réel. nit ki buy dund doomu aadama bi buy dund. ci monde virtuel la ne gis nga monde virtuel bu ma la ko doon définiral xaybu mooy monde réel. dafa am benn image. boo xam ne xaybu daf ko lancé. image bi nekk benn boule. projection. gis nga projection boobu nag boule boobu ñun ci la ñuy dund mooy àdduna. maanaam li ma wax sax delluwul rek ci ni mystique ko wax yonent bee ko njëkk wax. soo demee ca laylatul mi'raj bi yonent bi di def la ñoo tuddee le voyage nocturne du prophète paix et salut sur lui. mu ànd ak Jibril alayhi salaam yonent bi wax na ni romb nañu benn malaika ca laylatul mi'raj benn malaika mu yore lu mel na benn buul ci loxo buul bi mi ngi ko téye naan nii ma laaj Jibril waaw kii buul bi mu yore di def nii lan la Jibril ni ma mooy àdduna ba ngeen jóge benn malaika bu téye benn buul nii yonent bi ni gis nañ ko ca laylatul mi'raj ma laaj Jibril kii buul bi mu téye lan la mu ni mooy àdduna ba ngeen jóge léegi li nga war a demander mooy malaika bi téye buul bi nii ñu ni buul ba mooy àdduna bi nu jógee kon malaika boobu fan la nekk moom ba mën téye lool mi ngi xayb mi ngi ci monde réel doomu aadama buy dund moom ci monde virtuel la ne léegi nag bu ñu jëlee roxam bi ñuy jël rox boobu malaika bi koy yóbbu mi ngi koy yóbbu dans le monde réel moo tax nga daan dégg hakim yi di wax ni booy dund yaa ngi nelaw ñu ni waaye boo deewee nag yeewu boo deewee yeewu mooy boo deewee boo génnee àdduna maanaam ca ngay dund ci yaqin ci xàqul yaqin monde réel ba bu nu jëlee rox bi fii ñu ngi koy yóbbu ca monde réel boo fay dem fu baaxul c'est dans le monde réel soo fay dem paradis fu baax c'est dans le monde réel mais fi ngay dund nag tu es dans le monde virtuel parce que ci biir monde virtuel bi ci la yàlla wàcce doomu aadama rawatina nit ak jinne wax leen ni bindu leen lu dul ngir ñu jaamu ko moo tax ma dajeeg benn nitu yàlla mu ni ma dafa daan dégg nit ñi di wax ni àdduna amul solo te nee na lu ko jaaxal àllaaxira bi am solo nag ci àdduna bii lañ koy liggéey mu ni kon àdduna am na solo waaye kenn ku ca nekk nag mu ni moom ak interprétation mais monde réel mooy ëllëg suñu génnee àdduna ba dugg ci biir bàmmeel ba nekk barzak foofu boo ko xoolee nga xam ni fii mooy monde réel mais fii nuy dund nag monde virtuel la ndax passage la rek boo xam ni da ngay jàll dem moo tax nag ñu ni kenn ku nekk na fexe moom ba am fi benn empreinte indélébile boo xam ni même bu jàllee dem daañu xam ni lii kat liggéey na ko ci islam ñu mën ko fàttali ko. macha allah donc li ngay wax ça se confirme de plus en plus par les plus récentes découvertes nous vivons dans un monde virtuel. Ceci clôt notre émission. C'est mon cher. Nous avons été très très contents de vous recevoir donc vous avez bien voulu répondre à toutes les questions qu'on vous a posées xanaa ñu bàyyi rek nga wax sa mot de la fin. waaw vraiment macha allah Cheikh Ale ñu lay nuyu bu baax ak équipe Waladounyati TV yëpp di kontaan aussi ci en toute liberté bi nga xam ni moom ngeen ñu mayaat opportunité ñu toggaat seen kanam parce que permettre nañu éclaircissement yu bare ñu mën ko indi tey jii ba nga xam ni ñëpp dinañ ci mën a comprendre waaye dinañ ci mën a dégg waaye dinañu mën a xam ni daal suñu góorgóorloo jàppante loxo yi ëllëg yàlla mën na dogal daal benn avenir rajo nekk loo xam ni dana doon njëriñu africain yëpp rawatina njëriñu musulman yu nekk ci àdduna yëpp macha allah. macha allah c'est un message pour l'union des cœurs donc chers téléspectateurs de Waladounyati ñoo leen di jox rendez-vous à une autre édition restez connectés. merci beaucoup monsieur Ale. Seydi Ahmad dey na sang bi lu mu masul dey keneen Mawlaaya Cheikh li mu jox Al-Mahdi li mooy garanti mission bi yëg leen ni Waladounyati mooy tasaare kaddu leeru sang bi